gars yi maa ngi leen di siyaar waaw sama son bi dagg na de moom laa ko bëggoon a dijji mais bon garaawul quoi. mu weekul dox danga war a xam ne lekk judd bu naba sa càkkat gi def la naba ñu njaay fekk ni bala suñu njiit yi ñoo ñu juutu ba ñu mujj caatu suñu fetti la ñu yóbbu def ñu jaamu baatu réew mi ñaxa duñ kenn duñu ko jiiri ñu ndogu ñu dëgg suñu tànk ci biir ñu na menaan sibet ngeen suñu deret du wanteen daw dem jële ko jiir ba waddu bëggee doom ji wutu ko ci pare bii takk nañu dogu dem jële ko fa bu fekkee da nga fàtte li ñu daj ba ngay toog doole mel maa ngi ñëw fàttali la yàqu yàqu feeñoo na suñu màggu waaye dem leen rek ci kees tey ngeen ñu mujj ak yéen yàqu surtout qu'il manque de couilles pour les bouter donc tous ces sales énergumènes dénkoy nañ la sunu alal nga jël seet ak seeni bis boo xamoon ne 313 di pare yow di ko ci askan wi ñoo moom réew mi kuñ ko dégg liggéey tax sunu jot la toog na saraan si man te way si mi tax ñun sunu moomeel kenn du ko asalo bu ñu dogul dàkk lii moom du ma sa tàggo sunu penc mi benn jaam ñu di falo mu ngi bëgg a dee saabaro di saabo stop please stand up please ñun bu ñu woote génn bulu waale stop please stand up please ñun suñu jiite dañu la xasaale stop please stand up please ñun bu ñu woote génn stop please stand up please ñun bu ñu woote génn bulu waale stop please stand up please suñu jiite dañu la xasaale ana ci biir xajaatu fii kalan bi ku ne ci biir fayeeku fis malaanu kiraay si suuf ni moo di gis mënaa su people bu sib dootuñ ni mig naka la ñu jàppee di ñu jàppee loolu la ñu constaté bu ñu faloo dañu fàtte ñoom amuñ gàcce ay xeer moo ñu nar a àtte ci xolu balaa dara di xew ñu fekk ñu coppeeku ni muy dundee te wane arrogance ma pays bu mat sëkk lay dundee gerte bopp beew yow la ñuy dox ci réew mi ñu ko bëggee nitu àtte fi ne amul ñiitu réew mi ñuy def ba duñu di jot valeur yi rot Macky Wade ak Senghor di fa taxoon ñu lot jot na régime ne moo dañoo tayle Senghor di ñu gàll ki boor fenn ak sàcc ki wor jot nañ dafa mi ñu aiguisé wu doy na di maslaat ñu déguisé wu léegi ñëpp a dëggu feeñal seen i déggu pour am réew gu dëggu wàccal xeex ko setu feeñ la ko mas pour sa legacy maam buñ tuumal ay traite ak imam ñun xaaratuñ yow ma xiyaam bu jaree ñu tekkaat pour saxal si jaam léegi doo la dalee ci nguur faw bari sax gis-gis yi génnul ci seen i poos ñun askan lañu itteel dañuy paas paas bu nekk ak sa tour yar ji tëw tool amul yërmande li mu mande lay war nañu ko jëppee am dëkk ñuy tàmbali dañ ñu bëgg a dogali fu jot na balaa rees jot nañu muyu lekku pale jooy nañ nga fori mu nañu fekk ci la nga buuri Afrique yi yëpp a sonn du gis kenn la xew jabale stop please stand up please ñun bu ñu woote génn bulu waale stop please stand up please ñun suñu jiite dañu la xasaale stop please stand up please ñun bu ñu woote génn bulu waale stop please stand up please suñu jiite dañu la xasaale ndax ñu mën a gën suñu xeex soxla wu ñu dara gën a ONG surtout gën a waagal ñu mos a fier marque katu njëkk naa nga taxawal ne pare pour voter pare pour cooki pare fi waa famille sàll pare kalaate pare xasante pare bi tàkk mi sàll jàkk église lii mooy danger bi ay ca ñu booloo fa saale balaa mu ñëw féewale ndax suñu njiit yi dañuy naxa saale Tiens, c'est bon. Amelo naa la chance. Salaamaaleykum gars yi maa ngi leen di siyaar maa ngi bëggee ñëpp maa ngi lire message yi mais j'avoue que voilà donc maa ngi leen di siyaar yéen ñëpp gars yi xam nga mu mënoon bu ma mënoon damay lim tur yëpp mais xam nga rek da ngay reeba da sinon live du jeex quoi mais mënu mu commencer li mu bëgg a wax te commencé wu ma benn affaire mooy d'abord je pense que dañu jóge ci naqar bu métti muy affaire bu ñu bett du guleet sax muy xew quoi
parce que des décès moom y en a eu te dina kon ne di am parce que àdduna moo tëddee noonu mais dafa am boo xam daf ñu bett voilà muy suñu frère Pape Mamadou Diémé man damay profité ci live bi pour jaale ko patriote yépp jaale ko ay mbokkam jaale ko waa Mokap Bassirou Diomaye ak ñi mu àndal ñëpp jaale ko aussi sa famille voilà du ko jaale le président Ousmane Sonko voilà c'est dur dafa metti parce que dafa bette quoi et puis xale la voilà di ñaan yàlla mu jéggal ko moom ña nga fa fekk ñëpp incha allah ak ña ko fa fekk voilà et ma bëggoon aussi profité ci pour masawu ñu nekk ci waaw ñu nekk ci mbënd bi quoi xam nga man ku ma xam-xam ne donte sama famille concrètement bi ma jege nekkatul jàmm gën mais sama famille bu mag mi ngi jàmm gën te man ko moo xam ne man jàmm gën laa jóge quoi suma fierté la di leen masawu à travers ñoom sénégalais yi nga xam ñoom ñëpp ñu ngi dund mbënd bi quoi dafa métti man xam naa lan la quoi parce que nekkoon naa jàmm gën gisoon naa dégg ayam doon def te dafa demoon ba nekk des moments de solidarité wax bu amoo da ngay xam ne nit ñi dañuy bokk ndey ak bàyyi jàmmarloo ak moom quoi mais ak lu ñu mënti jàmmarloo ak moom ñoom dafa am foo xam foofu lañ mën a yem en fait seen doole foofu noonu la toll en fait mënuñ def leneen lu weesu loolu li tax ma bëgg a wax lii mooy il faut que banlieue bi plus particulièrement jàmm gën bi tax may wax ñu comprendre benn affaire dañu nekk ci Sénégal boo xamante ne nii dafa am ñu ko tënk jël lépp téye ko jël ñoom li ñu moom ak waa jàmm gën li ñu moom ak ñeneen sénégalais yi li ñu moom ñoom ñu téye ko gàddul ko seen bopp dafa am nag réew foo xam bu fa tollee fulla mooy jaay Dakar jàmm gën kenn du leen yàpp man fa laa jógee xam naa ne kenn du leen yàpp lu waay di jaay rek boo duggee foofu noonu mu lamb ci yar ci teggin ci lépp ak ci fit ci bëgg fit na loo bëgg rek ñoom mën na la ci jaay ba may la yaa ngi dégg am loo xamante ne nii ak nguuru Macky Sall gis nga toog di jooy nii site yi ñëw presse bi ñëw ngeen di jooy xoolal néeg bi xoolal kër gi nangam sàngam gis nga li war a defar gox boobu noonu ñi leen war a dimbali du xaalis bu ñuy génnee seen salaire wala bu ñuy jël seen patrimoine wala bi ñu sàcc sax du boobu lañ leen di dimbali c'est-à-dire seen xaalis bu ngeen moomal seen bopp la xaalisu sénégalais boo xamante ne ni ñoom ni ñu nekkee ci jàmm yéen noonu ngeen war a nekkee ci jàmm mun naa comprendre bënn am ñu ñëw lay mën amaan ñu ñëw lay mais mënuñu ko ne di lay chaque année bu boobaa nag affaire bi day mel ni ñàkk fayda mobilisez-vous ngeen faire face il faut toucher là où ça fait mal affaire lu mbënd bi da ngeen bëgg mu sotti da ngeen bëgg ñu lijjante ko il faut taper là où ça fait mal na leen ko jaral parce que solution bi mi ngi fi bu doon sa dëkk bi mënuñ Macky Sall yorul solution bi wala seen alal mënu ko defar wala gars yi yorul ñu mën a lijjante affaire mbënd mën naa comprendre mais banlieue bi doole bi ngeen am ba nit ñi bu ñu ñëwee rek teg seeni kaar buub leen yóbbu leen ci stade yóbbu leen ci meeting yi c'est-à-dire vous les jeunes là nawetaan am lamb am ngeen mobiliser wu c'est-à-dire li ngeen di dund nii ci mbënd mi yàlla tegu leen ko te képp kuy ñëw fii naan leen bu leen kenn ci woo ci violence man wootewuma benn violence mais mobilisez-vous que toute la banlieue ngeen mobiliser wu ni stop gars yi lijjanti force affaire u mbënd bi gis nga waa Pikine bi ñu jógee yëngal tuuti di laaj 12 hectares pour seen cimetière yi bi affaire yi demee ba yëngaat ba ñu menacé gars yi jox nañ leen 4 hectares te bu ñu menacé waat ñu jox leen 12 hectares yi c'est-à-dire fi may waxee mooy c'est-à-dire Macky Sall moom moo yóbbu foofu noonu réew mi waxuma leen ngeen tas wala ngeen yàq wala ngeen def mais mobilisez-vous ASC yi yaa ngi dégg association yi mbëru làmb yi c'est-à-dire ñëpp toute la banlieue ngeen mobiliser wu yéen kese mën ngeen lijjanti problème mu mbënd bi ci benn fan woote leen benn fan ñëpp génn maire yeeg paa yeeg jeunes yi banlieue benn quartier banlieue rek bu génnee Macky Sall ragal la day taxaw parce que man mënuma comprendre gars yi ñu ngi leen tiim foofu lañ leen di romb bu ñuy dem xam nañ li ngeen di dund seen alal ñoom ñu ngi ko yor li ko war a lijjanti ñu ngi ko yor c'est-à-dire vous pouvez comprendre mënul nekk mais trop c'est trop xoolal banlieue bi bu ngeen jógee armée bu Sénégal bu ñu ko wàccee woon xoolal dara du xew parce que du ngeen woote village da ngeen di mobiliser wu Pikine rek mat nañ ay millions bu ngeen génnoon Pikine Tëngéej ak Kër Massar ak ñoom banlieue bi yëpp mobilisez-vous les porteurs de voix jóg leen ngeen mobiliser nit ñi yéen mbër yi Balla Gaye Modou Lo Siteu jóg leen ngeen mobiliser nit ñi bu leen déglu benn politicien
théâtre kat yi ñoom waaju baax ak consort yépp ci banlieue bi lañ dëkk artistes yi Pape Diouf Pikine nga dëkk c'est-à-dire même yéen population bi ASC yi partout jóg leen ngeen mobiliser wu ngeen jël benn date ne jour bii banlieue bi day manifester pour que mbënd bi gars yi lijjanti ko ba pare bu leen neex sa ngeen joxe date gars yi lijjanti ko force parce que ci réew mi ngeen bokk du yoon lii am nii du yoon foofu ngeen di tudd yëpp ban Tivaouane Diacksao Diamaguène nu mu tuddati ba yegg Kër Massar mais c'est à quelque boo yuuxoo sa géej gi ñu dégg la liy jëlee ndox mi ci foofu doonu dugal ko ci géej gi wala li ko fay jëlee yóbbu ko mais volonté la laaj bu ñu leen nanguwul def nit respecté leen ngeen respecté seen bopp coow li koy faj du ay télé Walfadjri yu ñëw ay seen TV gàddu seen caméra ku nekk di wax wala yu demee noonu c'est-à-dire yéenay jóg yéen banlieue bi les jeunes jóg leen ngeen jiital pay ak maire yëpp ngeen génn mobiliser wu yëngal wan gaay ne problème bi mi ngi nii bu ngeen ko lijjantewul mais kenn du nekk si jàmm c'est-à-dire Sénégal foofu la toll bu leen nangu yéen ngeen di dund fitna seen yaay yi man xam naa ni mu demee bu leen nangu ngeen di dund fitna boo xam yàlla tegu leen ko mu am ñu nekk ci jàmm yor alal bi de duñ ko ci def wala ne def nañ ko ci gisu leen ko c'est-à-dire en un moment kenn du leen ne bu leen jóg parce que da ngeen di muñ ba dee da ngeen di muñ ba dee te looloo koy lijjante li ngeen jéem a def nii tey ñu leen di envoyer effort de di ko xolal si vous vous mobilisez xolal parce que Dakar lan moo ko yor Dakar Guédiawaye boo bloqué Guédiawaye bloqué Pikine Diamaguène bloqué Tëngéej mais Dakar du yëngu jóg leen ngeen mobiliser wu ngeen lijjantul ko seen bopp ça fait des années kenn lijjanti ko kenn waxu ci nguur gi mi ngi def ay promesse defu ci dara banlieue bi quelque part dafa am ñoo xam dañ fa génnee nekk dara di ko mbubboo nii mais gëmuñu ko képp ku leen woowul pour ngeen mobiliser wu taxaw xeex ko woowu leen ci dara coow lu bëri leeg ay conseil interministériel ak ay nangam sangam yooyu Macky Sall ñëw na fa Demba ñëw na fa Pathé ñëw na fa du lijjanti dara mobilisez-vous ngeen taxaw génn leen loolooy dëgg de génn taxaw exiger Macky Sall mu lijjanti ko yéen a ko fi taaj pour looloo tax ñu teg ko fi Macky Sall teguñ ko fi pour ñu naan ko Marème demal nga cuuraay nangam pour ay conseil des ministres pour muy voyage di ñu ay avion di defar ay hangar di dugal milliards yi fu ko neex xaalis bi yéen a ko moom bugguma fi nekk naan waa diw ak diw yellaw luñ ko di indi ay disparité au Sénégal mais c'est-à-dire li ma bëgg a xam mooy c'est-à-dire ni nekk ci yeneen gox yi mën a nekkee ci jàmm noonu ngeen mën a nekkee ci jàmm l'excuse de dañoo dem fu ndox amul ñu dëkk fa dañoo c'est-à-dire loolu c'est des choses yoo xam am na ba pare yaa ngi dégg Macky en 2019 lañ ko falaat xamoon na situation bi nekk Sénégal génn leen ngeen taxaw exiger boo jaree ngeen yëngal li may xam ngeen ko ngeen yëngal gars yi li jënti seen problème lu leer laa leen wax génn leen ngeen yëngal gars yi li jënti seen problème lu leer laay wax nii génn leen yëngal ba mu yëngu Macky xamul leneen lu dul loolu voilà loolu laa bëggoon commencer si live man je suis un enfant de la banlieue quand je vois ça beneen solution amul duñu fi toog di jooy wala ay télé yi ñëw ñu wane ko waaw Diamaguène a ngay taa ñu wane benn maire wala benn paa mu jooy gis ngeen nii benn animateur profito ci ñëw indi ay affaire dañuy tabax kër dañuy tabax lii dañuy def nii jeu concours dañuy tabaxal yooyu yëpp taxawul yooyu yëpp taxawul yéen yi mobiliser wu mbooloo bi ngeen am ngeen mettre ko à profit taxaw yëngal li may wax nii leer na du woote fitna du woote dara pour seen problème régler la pour seen problème lijjantiku la gis ngeen politiciens yi di ñëw nii kenn ñemewu leen ci bu ngeen dajaloo Macky Sall ak keneen solution bi yéen a ko yor Macky yorul solution bi politiciens yi di ñëw nii journalistes yi yoruñ solution bi yéen a ko yor mooy mbooloo bi ngeen am na ngeen dajaloo ngeen bañ a déglu kenn ngeen taxaw teg seen tànk ne gars yi dañ ko lijjanti force bu ko laajee ngeen yëngal man loolu laa wax gars yi lijjanti seen problème ngeen nekk ci leneen voilà loolu dafa leer loolu rek a koy lijjanti dara du ko fi lijjanti leneen léegi dafa am loo xamante ne ni maintenant damay ñëw ci coow li quoi coowal coalition bi nga xamante ne ni dañu koy dégg quoi xam nga dafa am benn affaire bu ci am boo xamante ne ni il faut que ñu wax ko mooy ku moom béy bi nga bàyyi buum bi quand je vois des leaders politiques ñu génn di artu xaw ma dañuy artu xaw ma dañuy nappaate xaw ma lan la ñuy def ci coalition boo xamante ni de manière officielle dégguñ ci kenn mu wax te kiñ ci gën a yab nag mooy Pastef ak Ousmane Sonko xam nga nag ñun nag on a beau dos mais ñàkkuñu fayda de laaj bi dama bëgg yeneen opposants yi kii c'est-à-dire ñun bëgg nañ ànd ak ku ne defar réew mi
lu ne daj nañ ko ci pour toll fi ñu toll pour defar réew mi mais ñàkk ñu fayda de te Ousmane Sonko moom du ñu nangu kenn di ko ñeme di ko jege di ko laal c'est que ñun loolu mooy suñu philosophie on n'est pas violent du ñu sonk du ñu def mais ku ñu laal ku ne ñu jëflante ak yow dafa am loo xamante ne nii du jàll te loolu ñun dañ ko war a teel a wone dafa am yoo xamante ne nii duñ ci négocier man personnellement dafa am yoo xam du ma ci négocier ak Ousmane du ma ci négocier ak Pastef nañu respecter lépp nag Thierno Bocoum mi génn nii wax kan lay tontu Pastef génnul Ousmane génnul kenn génnul wax lu officiel Thierno Bocoum mu génn bind ba naan à bientôt naan day menacé mais Thierno Bocoum yow kan nga yàpp yow sa ginaar nenul Pastef sa ginaar nenul Ousmane Sonko je suis désolé lii lu mu ko guuxal la foog ma wax ko na ma gaa yi baal Thierno Bocoum mooy kan il faut ñu wax kan mooy ki génn ne opposition bi daje bi Ousmane Sonko amul liberté wu dem daje ku ko neex c'est-à-dire ku ne ko waroon wax ku ne ba mu des Thierno Bocoum man mun naa comprendre ñi ñëw teg un débat Ousmane ku mu war a àndal warta àndal système anti-système ñu koy wax mais Thierno Bocoum foofu warul wax dafa war a tëj làmmiñam léegi nag jàngat bi c'est très simple xam nga man dama gëm benn affaire mooy lu bari métti woon na ci Pastef tey mu ngi niru lu métti mais en réalité méttiwul parce que suñ politiciens ñoo doxee noonu xam nga tey dafa am ci opposition bi ñoo xamante ne nii dañu jël combat bi yëpp indi ko seen bopp seen nitu bopp ñoom ñooy compter si ñooñu dafa am ñoo xamante ne nii li coow li di jóg yëpp ñoom dañu jàpp ne dañuy toog seen salon taal seen cuuraay seen jabar taalal leen cuuraay bi ñu taal Facebook bi jàkkaarloog télé bi di teg gardien ci bunt bi ne ko bu Ousmane di yegg si nga wooma maa ngi ci kaw saa dafa am ñoo xam dañu jàpp ne ñoom dañu war a toog Ousmane dafa war a ñëw tey wax ak ñoom am na ñoo xam dañu jàpp ne Ousmane dafa war a lambar yi gàddu caméra yi ñëw ne sa waay ñëwal nga jàppale ma waaw am na ñoo xam sax man gëm naa ne seen avenir politique ça c'est lié à ça mais dañuy juum parce que bu ñu demee ba tey parce que li ngay dégg ci suuf li ngay war a dégg ci suuf li coow li yëpp mooy xam nga warul taxaw ak kii man la war a taxawal warul ànd ak kii man la war a àndal parce que gisuma politicien bu war a mën a taxaw ak sa moromu politicien nga yor parti mu yor parti comme yow nga koy tànnal kan la war a àndal fii rek la yem Pastef rek lañu mën a ji seen Pastef rek la yàlla bindee responsable politique ni moom ku moom parti ni moom naan ko yow fi nga taxaw fii ki nga war a àndal waroo ànd ak ki nga war a àndal man nga war a àndal gedd naa mer na saa loolu moom Pastef rek laa gis ñu ko koy teg amul feneen ba ñu naan di écarter opposition mais vous entendez gars yi lu wax nee na dañuy écarter opposition en fait bàyyi nañu vaar ñu dellu si waat 2019 yàggul 2019 mais yàggul Thierno Bocoum ba ngay jóg di dem ñëpp gisoon par rapport ak sa taxawaay ak ni ngay xeexee li nga ne moom nga gëm ñëpp gisoon ne ñu war a ànd ñooy ànd montre baax ñoo war a bokk heure nga lambar yi dem tànn sa Idrissa Seck bu saf sàpp ni mu demee tey demee na ni mu demee muy yow muy Abdoul Mbaye mi génn aussi di am lu muy wax c'est-à-dire gis nga ñun dañuy respecter opposition parce que dañu jàpp ne am na benn cër bu ñu leen war a jox quoi parce que Pastef parti la comme yeneen parti yi te peut-être yu mel nii lañ doon xaar que ne mën na am ñu ànd quoi mu am loo xam aussi discipline en tant que militant may nañu ko mais aussi en tant que citoyen sénégalais mën nañ ci am gis-gis mooy tey la neex rek 2019 wéetoon nañ trop te lu ne xew na fi nag xam nañ lu bari parce que dafa am ñoo xam dañu ñëw ci politique pour seen bopp am ñoo xam dañu ñëw ci politique pour ay idéal am lu ñuy xeex nekk stratégie di ñoom mos naa fi poser benn question kan moo xam li Thierno Bocoum bëgg kan moo xam li Thierno lan mooy projet Thierno Bocoum kan moo xam luy Thierno Bocoum fu mu jëm fan la féete fan la fan la taxaw fan la teg tànkam lan la bëgg 2019 on est en 2021 Thierno Bocoum était avec Idrissa Seck 2019
2020 2021 la ñu nekk nii même pas 2 ans Thierno Bocoum était avec Idrissa Seck di ko dimbale pour Idrissa Seck nekk président wax leen ma ban jeune si Sénégal moo gën a xam Idrissa Seck Thierno Bocoum parce que lu Thierno Bocoum nekk tey ci politique Idrissa Seck moo ko fi def ban jeune moo gënoon a xam ba moo gënoon a mën a tànn tey am na ñoo xam sax bu ñu ànd ak Idrissa Seck ñu ne noo xamul woon ñu ne noo nii la demee mais Thierno Bocoum moom bu tànnee Idrissa Seck si en âme et conscience lu mu xam la natt ko parce que dund naag moom moo ko tàggat ci politique ñoo àndoon doon politique ba mu génn c'est-à-dire moom le choix qu'il a fait sur Idrissa Seck ñëpp mën nañ juum ba mu des moom moo tax da nga waroon il faut faire très attention Thierno Bocoum on te respecte mosuñu bëgg di wax ci yow mais ñun fii la ñu fekk il faut ngeen comprendre que ne c'est pas parce que yéen ay chef de parti ngeen ay jeunes ngeen comme ñun yor moyen comme ñun jàng comme ñun di xalaat comme ñun bu ñu leen gënul xam li xew ci réew mi ci politique ndax jot biñ ciy def yéen gënul leen ko xam ñu jox leen cër boobu nag bu mu tax ngeen yaakaar lenn mas naa fi ne ku fiy nuru lu Pastef wala ngay nuru lu Ousmane ba li topp ci Ousmane topp la di la yëkkati ba nga yaakaar ne yaa fi ne laal ko mais laal ko parce que ñun on peut respecter tout le monde ah mais man ñun li ko Ousmane waxee ah ñun ku ñu pes fii dañ lay pes foofu la réew mi toll. Thierno Bocoum Ousmane Sonko yor parti politique bu tudd Pastef mosoo bokk ak moom coalition mosu leen ànd ci politique mosu leen bokk ci dara toog xalaatam jàpp na yàgg ko wax ne dama bëgg dajale opposition bi Sénégal yëpp di ko dégg Ousmane Sonko taxaw ne man ci projet bi ma yor pour Sénégal même Macky Sall bu ñëwoon ne day ànd ak man sama ànd ak moom parce que nit ñi dañuy ruube parce que foofu lañ jëm ay système anti système dem leen ngeen vaar Ousmane Sonko moo taxaw ne man même Macky Sall bu ñëwoon ne day ànd ak man dama koy jëli c'est même bu ma mënoon jëli ay nit ci Ousmane ci Macky Sall pour ñu votel ma dama leen di jëli coow li du foofu parce que ce qui li ñu bëgg dugal ci bopp sénégalais yi mooy Ousmane gëmul dara parce que mu ngay dem di waxtaani Ousmane demul di waxtaani Ousmane mbooloo la soxla parce que dafa jàpp ne opposition bi dafa soxla mbooloo bi nag duñ ko jëlee Guinée duñ ko jëlee Gambie Sénégal lañ koy jëlee biir PDS lañ koy jëlee biir PS lañ koy jëlee biir APR lañ koy jëlee fu ne la ñuy dem nappi fu sénégalais mënta nekk yor carte d'électeur te mën ñu may benn vote ak koy mënti doon dañuy dem jëli la loolu mooy wax ji dama ne Pastef fu sénégalais mënti féete ci àdduna te yor carte électeur di voter nekkal biir palais xoolal del añee kër Marème di fa reeree di fa ndékkee bu ñu la jekkoo dañ leen ñu cofeet njël la pour nga votel ñu loolu wutewul dara ak tey ñun li ñuy dérouler li ñu gëm ni ñuy gouverner duñu sàcc duñu wor duñu fen duñu laal aleru réew kenn duñu jiiñ dara fekkuñu ci foofu lañ ñuy nattee mais bu leen nax sénégalais di leen gëmloo ne kuy wut mbooloo waroo dem fii waroo dem fee fu sénégalais ne te Ousmane du ko wax il est très à l'aise benn système anti système bi ñuy wax nii dégg naa ku ne Siré bi nekk Sen TV xam nga yéen Sen TV ñun comprendre nañ seen jeu muy Siré ak ñoom ñëpp c'est-à-dire Bougane forcé na boppam sénégalais affaire bi demul ngeen bëgg ko force sénégalais ça va être très compliqué ça va être très très difficile vous allez vous casser parce que kenn duñu forcer kenn dégg naa la Siré nga ne nga wax affaire idéologie parce que amul idéologie nga ne lire nga document bi waroon nga wax li nekk ci document bi parce que boo nee Pastef nee na du lii nee na du gauche nee na du droite nee na du centre waroon nga wax li mu wax ci document bu dee lire nga ko bu dee yàq rek taxul a jóg Siré bu dee lire nga document bi nga nee Pastef nee na du centre du gauche du nangam du sàngam waroon nga wax la mu doon parce que wax na ko idéologie Pastef mooy le pragmatisme patriotique mu ngi ci biir expliqué nga ci biir leer na naa ñu ci biir mais comme bëggoo ci wax li nga yàq la taxoon jóg wax nga li ngay wax on encaisse on te le concède mais da nga ne politique bi Pastef warul nekk loo xam affaire contexte la comprendre nga lu ñëw rek mu wane leneen Siré bu fekkente ne analyse politique nga te am nga xel da nga waroon duut sa baaraam nga ne Pastef lan la doon woote tey te defu ko lan la doon def tey te defu ko au moment où ngeen di wax Pastef sax génn gu ne day ànd ak diw ci ay rumeur ngeen ne Pastef dafay coaliser ak Khalifa ak PDS nañu jàpp loolu sax ci naka nga mën a expliquer que ne Pastef la bu doon xeex démb ak li mu xeex tey parce que yéen bu leen di jaawatle li Pastef di wax ak li ko nit ñi di wax loo booy analyser da ngay analyser ci li Pastef di wax ci li Pastef di doxe ci li Ousmane di wax ci li Ousmane di doxe bu analyser ci li ñuy wax loo Ousmane li TFM di wax loo Pastef li Sen TV di wax loo Ousmane li naafeq yi di wax loo Pastef
parce que naa fekkee yi ñooy continuer naan système bi Ousmane Sonko ñëw na wax na ngeen dégg ku buggul dégg doo dégg nee na leen système bi du nit système bi ay pratique la système bi ay jëf la ay actes yu ñuy poser la du nit benn ñaar mooy y a une très grande différence entre ànd ak ay nit wut mbooloo boo daanelee Macky Sall ak ñëw toog di gouverner ni PDS doon gouverner wala ni PS doon gouverner mais dafa am loo xamante ne nii ñun patron nañ ci bàyyi xel te bu ñu ci kenn dugal politique ku yokkul da nga wàññi dina am ñoo xam dinañ jéem a dox seen xel te ça va être très compliqué pour nga dépasser ko xam nga c'est très simple lenn moom mooy objectif bi dans tout ça ñoom ñëpp a yem bi moom mooy ñëwaat ça li ñu bëgg a comprendre loo mooy Ousmane de mi ngi doon woote nii lay demee mi ngi doon woote di tracer mais moom ñëpp a yem parce que politique jaral na ko lu ne politique jaral na ko mu lekk yàbbi politique jaral na ko mu def leneen politique jaral na ko mu waxeet lenn rek laay ñaan patriote yi ku leen di wax te indi lu leen firnde parce que ça va être très difficile dégg naa ñu naan VAR ça va être très compliqué ki fii indil VAR Ousmane Sonko ba teg ko ci dara du am parce que gis nga nit booy def te yàlla tax booy wax lu dëggu ci yow mun nga juum de même boobu mooy juum sax ci bonne foi lay nekk amul kenn ku leen di VAR wala mu indil leen fu Ousmane Sonko taxawee di wax ne que ni comprendre nga moom pour mu gagner Macky Sall soxlawul diw au contraire Ousmane mooy taxaw ni live ñëpp di ko dégg mu ne man même bu dee damay jëlee ay nit ci Macky Sall pour gagner sax damay jël gagner depuis combien de temps Ousmane mi ngi toog ak ay politiciens toog ak Ablaye Wade lan moo changé ci discours am lan moo changé ci projet Pastef lan moo changé ci gis-gisu Pastef lan moo changé ci détermination lan moo changé ci engagement am waxoon naa leen ko fii ne leen dafa am ñu nekk ci opposition bi dañuy anticiper Bougane ak Sen TV li ñuy def dañ leen yónni fii ku fi jël avance da ngay bëre dañ leen di yónni parce que da ngeen encaissé de parce que mission bi c'est très simple Bougane tu as un profil tu as de l'argent on va t'accompagner il faut pas que Ousmane brasse li nekk ci opposition bi yëpp demal ngay sotti ci demal ñu lay dégg il faut parce que boo demul Ousmane rek la ñuy dégg te loolu arrangé wuñu loolu lañu yaakaar seulement fas bi ngeen jël baaxul ni ngeen yàqee seen casting ci Adji Sarr noonu ngeen yàquwaatee ci casting ci Bougane Gueye Dany il fait pas le poids élève CM2 la day lire discours wax naa leen ko Bougane Gueye il fait pas le poids élève CM2 la day lire discours man nag je suis très à l'aise pour wax ci Bougane parce que yàgg naa ne man Bougane du ma ànd ak moom du ma mës a ànd ak moom du ma ko bunge du ma ko jàppal du ma ko def ci dara lu Pastef bokk ak Bougane sax wax naa ko sama live dinaa lijjanti la Bougane bokk ma teg ko nele la Bougane bokkul ma kon di si jàpp loolu c'est une conviction personnelle du ma jàppale Bougane parce que gëmuma ko dafay naxaate gëmul li muy wax dóorkat lan la Bougane war a indi tey Babacar Touré bu Kewlu génn na fi ne coalition bu 2019 bi Bougane moo doon jëli di yóbbu ci Idrissa Seck ñu xëy fi daaw heure bii tey Bougane heure bi waroon na ko fekk Kër Massar wala mu fekk keneen mu def la mu doon def comme nee na moom moo am mooy joxe ay booli mooy joxe lekk mooy bendal mu dem jox leen comme moo am Ousmane mi amul dara wax kese la yor bu paree mu taal Ousmane comme wax rek la Ousmane wax mën Ousmane bu paree taal Facebook am massawu leen comme Ousmane wax la mën yow mi am alal am xaalis am télé am rajo dajale ay booli ceeb dajale lu ne dem demaatal ci banlieue bi nga joxe fa mais lan moo la dugal ci li ngay def nii yépp mooy xajamal moo tax man lii lu may interpeller Pastef la ak Ousmane Sonko en tant que militant rek may ñaan gis nga diggante Pastef ak Bougane diggante Ousmane ak Bougane diggante Pastef ak gëm sa bopp Pastef daf ko war a leeral daf ci war a wax mu leer ci bopp ñëpp xam nga lu tax parce que dañ fi xëy Bougane dal ci livre Ousmane Sonko bi ne livre fii Sénégal kenn du ko lire soxla wuñu livre bu nee sax man maa gën Ousmane jàpp naa ne maa ko gën pour nekk président amul problème c'est un politicien mais taxaw ne livre Ousmane Sonko bi baaxul fii kenn du fa lire livre jëkk na ko wax yaa ngi dégg ñu demate ji li xew Kër Massar mu am nu mu waxee yaa ngi dégg bi Ousmane Sonko amee ay tolof ay jafe-jafe Bougane Gueye dafa dem ba kër Ousmane génn taxaw loolu moo tax ma ne Pastef lii may wax ni mooy tax ma Pastef ak Ousmane Sonko war nañ leeral seen diggante ak Bougane bu nooyee ñu wax ko bu nooyul ñu wax ko mais war nañ ko leeral parce que ça joue ci faveur Bougane bu Ousmane nekkee ci gudd gi bët setul bi coowal Adji Sarr bi di tulleek di jeex Bougane dafa dugg kër Ousmane génn woo presse bi yépp boo seetloo dafa def ñaari discours
ñëpp benn la dafa génn kër Ousmane wax ñëwaat ba ci rond point bi waxaat ne gëm sa bopp ak Pastef ñu ngi waxtaan bien avant lii ñu ngi doon waxtaan bi sori na man ak Ousmane ñu ngi waxtaan am na lu fi xewoon en 2019 bay élection Bougane Gueye ñëw fekk ci Ousmane ci meeting teye ko ne Bougane Ousmane gëm sa bopp Pastef à la dernière minute sa waay jàdd koñ ñu mën ko nangul am na ci droit patriote yi nag am ci déception bu rëy parce que dafa am ay relation yoo xam dafa jot a leer dafa jar a leeral ñu demati Bougane bi mu génnee mu ne ñu ngi waxtaan ak Pastef ñu ngi waxtaan ak gëm sa bopp ba ne sori nañ sax ci ay waxtaan pour lan moment boobu waxtaan pour def lan loolu Pastef ba tey prononcé gu ci Ousmane génne te Ousmane bi mu génnee seeti na ko ñu dem ñu ñëwaat nee naa aussi ça fait plus d'1 an gisatuñu responsable Pastef mu dem Sen TV est-ce que Sen TV moo leen invité wul wala responsable Pastef ñoo fa bëggatul dem c'est-à-dire dafa am ay points yoo xamante man bu ma sañoon c'est-à-dire sur le cas Bougane nañ ko leeral parce que buñ ko leeralul xolal moom day tilimal di tilimalaale parce que tey ce qu'ils ont fait aujourd'hui c'est à la Sen TV c'est le procès de Ousmane Sonko sur un parti boo xam prononcé gul sur un leader politique boo xam dara officiel wul ñu yokk lu mel ni xeme ñu ko koy dañel ñu bañal ko àndam ak ànd Abdoulaye Wade ak Khalifa Sall te moo ne tey Bougane ka mu àndaloon ngeen xam waxu leen ko seen émission bi tey sénégalais yi tey boo leen tegaloon Khalifa Sall tegal leen Idrissa Seck ñu tànn Khalifa nga tegal leen Abdoulaye Wade tegal leen Idrissa Seck ñu tànn Abdoulaye Wade te pourtant seen leader boobu ngeen ne moom moo fi nekk tey Idrissa Seck boobu noonu la àndaloon kenn xamul ci yenn condition la ànd ak moom kenn xamul ci yenn condition la ko bàyyee moo tax ñun dañu war a jël recul ñun patriotes yi lii mooy politique lii ñuy dugg nii mooy ruelle politique mooy jaxase xel mooy gëmloo ñu yéen da ngeen am idéologie Ousmane bu àndee ak Ablaye Wade rek seen idéologie yàq na ça veut dire que gëmu leen dara ngeen nekk fi di cogiter non Ousmane warul ànd gis nga Sénégal Ousmane bu ko waree gagné ñun patriote ci kese ci li mu am est-ce que buñ ko votelee dina gagné ñun pour ñu gagné du ñu jëli ay Gambien du ñu jëli ay Somalien ay Sénégalais ñoom ñoo war a voté Ousmane lépp lu mu mën a def ci loo xamante ni kenn du ko ne da nga fen kenn du ko ne da nga sàcc kenn du ko ne da nga weddi yàlla da nga weddi sa bopp pour sénégalais yi votel ko ñu jóge PS jóge PDS wala jóge APR na ko def pour ñu votel ko pour mu gagné parce que gagné boobu rek mooy tax li ñëpp bokk ñëpp jot ci gagné boobu rek mooy tax li ñuy xeex yépp di ci sonn pour mu aboutir on n'est pas là pour être d'éternel opposant en fait nee naa leen y a une idéologie qui est là mais y a des stratégies politiques yu fi nekk nee naa leen ñun suñu idéologie bi nañ ko protéger di ko xeexal stratégie politique bi ñi ñu tànn leen jiital leen ak Ousmane nañu leen bàyyi ak stratégie bi parce que Ousmane mënul fëgg ci kër patriote bu ne pour laajte la nan la ñuy demee ci élection locale yi nan la ñuy demee ci fii te nag Ousmane nag sawaay képp kuy patriote di suivre Ousmane 2014 ba tey Ousmane di dérouler war nga xam ne lu muy def parce que ñii di cëñi ca yëpp di bandi bandalo Ousmane la leen gën a xamante nañ bu baax moo tax lenn laay ñaanaat Ousmane Sonko mooy ay bojo ay Thierno Bocoum yeeg ñii di wax nii bul ci tontu kenn déroulé ñun ñu ngi sa gannaaw à fond stratégie bi yaa ko moom noo xam defal stratégie ñun suñu projet nag ñu ko téer rek stratégie nag yaa ko xam nga toog fii di xalaat ne Ousmane Sonko si stratégie am day fen bu doon fen na bu yàgg bu doon sàcc mu dàgg bu doon protocole na bu yàgg bu doon dil na bu yàgg xam nga loolu weesu nañ ko xam nga nee naa leen dafa am ñuy door a ñëw wala dañ ñu bëgg a dellu en arrière Ousmane passé na test boobu de ñun fu ñuy dutee ci moom nekkatuñu foofu de xam nga fan lañ nekk Ousmane léegi indil ñu yow stratégie xolal jinnalul ba génneel ñu xolal luy fiy jëlee Macky Sall parce que loo fi mënti dégg Ousmane a fi nekk bu Macky Sall di ne Ousmane moom mooy ki fi gën a taxaw pour jël réew mi ñu bëgg ñu décréter benn opposant boo xam yow mënuloo sax jàll parrainage yow sa télé sa rajo nga yor ak sa alal boo xam nañ ni mu demee moo tax patriote nañu conscient ci benn affaire Ousmane képp ku may mënti àndal nañ ci teey yaa ngi dégg nit doo dugal bopp rocc làmmeñ Ousmane tollatul fu mu ñuy convaincre ci maandu tem ci gëm projet bi ci am fulla ak am fayda Ousmane li ñu koy jiiñ nii
bu ko nangu woon 2019 mooy doon président Ousmane li ñu koy jiiñ Ousmane bu nangu woon ne diw kaay ma jox la lii diw kaay ma jox la lee diw ñëwal ma jox la lee Ousmane mooy doon président tey mais problème bi Ousmane nar a am ak ñu bëri mooy dafa am ci ñoo xamante ni nii li leen tax a dugg ci politique yépp seen mburu bopp la seen poste bopp ànduñu ak nit amuñu kenn Thierno Bocoum na dëggal boppam dem mairie bu Thiès waxuma la benn bureau wala benn table banc du ko gagné qu'est-ce qu'il représente Ousmane ci langue ji la leen fekk bay ñëw di lijjanti opposition yow ngay mer ba leen Ousmane soxlaa di leen woo ngeen mer léegi ngeen yaakaar ne yéen dafa am ñoo xam dañu yaakaar ne ñoom Ousmane dafa war a ñëw woo si leen parce que dafa war a ñëw fëgg waaw sa waay ñoo leen ngeen jàpp ci loolu weesu nañ ko de Sénégal la fi ne Sénégal a ngi nii Pastef dafa jóge fa la ñëw ku ci bëgg ñëwal nga jóge fa la nga ñëw mais bëgg a ñoo di loo xamante ni yow presse moo la ko may ak yeneen nekkoon nga nii honorable petit kuñ fi ne honorable nekk fi di invité la benn ñaar ñetti émission rek yuuxu la nga yaakaar ne yow yaa ci ne ba yow dafa am gis nga dafa am yoo xam duñ ci négocier Thierno Bocoum yow xoolal bébé Pastef bi sa xajuñ sa kaw bu yow na nga moytu sa bopp bébé Pastef bi xajuñ sa kaw bu ko fi benn responsable kii gis nga Thierno Bocoum génnam bi génn reewande la bàyyi la ñu woon ko suñu reewande wàcc ak moom si suuf si woon ko suñu reewande bu ko fi kon tontu parce que li mu wax tegu ko ci lenn tegu ko ci sunna teg ko ci farat tegu ko ci dëgg loolu reewande ak teg boppam fu mu yeggul da ngay xam sa bopp yow lijjanti Thiès mënoo koo lijjanti koñ ba nga dëkk ci Thiès mënoo koo lijjanti yéen dafa bëri fee opposant yoo xamante ne naan dem leen ngeen bappat télévision rajo émission ak post Facebook mënul def nit leader Ousmane Sonko dafa mbappat dafa raag ba dugg boîte vocale il faut muy leer de dafa raag ba dugg boîte vocale gis nga ñun am na foo xam yenn gars yi buñ fa yegsee nii affaire intellectuelle du fi am de affaire Issa waxal nii ñu kii de dañuy wàcc ak yéen xeex ak yéen parce que nit nag dafay xam boppam te du ñu nangu Ousmane di wàcc di leen tontu ci yu ñàkk fayda yi ngeen di wax nii ku moom buy béy bi rek nga bàyyi buum bi yow dara xewul doo wiit Barthélémy Dias nee na nga tey defal ndànk gars yi fàtte wuñu la comme yéen loolu rek ngeen gëm seen mbakkus lu ngeen di am Barthélémy na nga tey c'est que nag yow doo ngand ponkal bu war a mën a tax gars yi bokk na ci waxtaan bi yow doo politicien bu mag yow doo leader gars yi ponkal yi ñooy toog waxtaan yow booy Idrissa Seck nga booy opposition bi nga léegi yow yéen booy opposition bi Babacar Diop sa day toog waxtaan mais yow ñoom Babacar Diop sa bàyyi nañ la fi il faut nga comprendre loolu yow Thierno kii ñun teguñu leen ko c'est que mun ngeen dem si télé yi def seen bopp ay ngandi leader mais ay bébé opposition ngeen bébé opposition nag da ngay toog soo toog foofu nga toog ba punkal yi waxtaan ba punkal mi woo punkal yi ñu waxtaan ba pare après ñu woo la ne la booy taxawal fii mais yow gars yi demaguñ xëy na di nga bokk da nga teel a wax rek mais Barthélémy Dias nee na la boo teyoon fàttewuñ la maanaam fàttewuñ la waaw xam naa da nga yeewu rek gërëb gis journaux yi bind coalition waaw wala peut-être gars yi bi ñuy bind coalition bi sa fàtte nañ sa turu parti parce que affaire yi du siw xam naa ñu ngi jaawal parce que fii koo fi wax Thierno Bocoum rek la gaa yi xam xamuñu turu parti bi Thierno Bocoum la ñu xam barke Rasulullaay naa fi sa boo nee Ousmane Sonko ne passé mais Thierno Bocoum lan mooy partem Thierno Bocoum parti Thierno Bocoum ngay dégg production boo gis nag ñuy dendale partem ak tur wa xamal ni kooku war naa liggéey waaw parti Thierno Bocoum ban parti la defal ndànk après yow di nga dugg si yow deuxième mi-temps gars yi la woo jox di nga dugg mais mënuloo bokk ci waxtaan bi quand même tolloo tojoo noonu parce que liggéeyoo yow ba ngay politique boobu Ousmane Sonko mi ngi jàng boobu Bassirou Diomaye mi ngi jàng booy Pastef ñi ngi jàng booy yi ñëw ngay xeex ñëw 2019 nga njuy leen dem ànd ak mburoog soog yow kenn xamul luy sa projet nekk ci Facebook bi dem jënd ñaar ñetti masque dimanche nga génn séddale ko ñëw toog temps la génni woon nga fi naan je vous présente bi nga fi génnee di présenter sa équipe bi liggéey ak yow bu ngeen xoolee ci post Facebook am yi da doon ñëw publier un homme nangam le chargé de organisation joxe benn tur ñu dawalaat quelques semaines du waroon def par jour de parce que du ci génn ñu dawalaat quelques semaines mu ñëw kii Issa Diène chargé de jox wax leen ma parti ci kii bi nu mu tudd chargé de nang man nga ma wax Sambere ko man nga Thierno Bocoum li muy def nii baaxul parce que gis nga bureau bi matul te bu bëggee lim fii membre bureau bi yàlla xam na ne du mot set bu limee ñaar ñeent bureau bi jeex te gis nga bu limee bureau bi ba pare Macky dina xam déjà moom lan lay peser parce que lii ci bureau bi ci ñi koy votal ci bureau boobu la yem bu présenté ñetti nit ci bureau bi xamal na ñetti vote la am ak jabaram
peut-être ak ay doomam wala ay mbokkam yaa ngi dégg waa ji di présenter bureau bi mais ñetti benn publication la def ñaar def jet def ñeent def juróom mais bureau bi jeex bureau bi sax matul nga bëgg a toog di lijjanti fu Pastef di ku muy waxtaan ak kum dul waxtaana yow sa bureau sax matul bureau bi war a def sa kii sax matul xam nga dafa am ñoom da nga leen di respecter parce que peut-être moom day wone ne teey na xam nga affaire u demee noonu quoi mais bu leen ñun duñ fi nekk di négocier ak yéen de bu leen ko yërëm bu fi benn patriote ñëw naan patriote kii bu publier xoolal njéeréer yi dem leen fa bu leen namm dara songu leen page am xoolal teg leen ko place am mu nekk nit loolu parce que bu leen ci wax de ay Ousmane Sonko yi man loolu tax ma génn live de bu ci kenn wax bu ci kenn wax bu ci kenn wax bàyyi leen ko njéeréer yi ñun kenn dañoo moom bu ñu nangu kenn moom ñu Ousmane bul nangu kenn moom la lépp loo mën pour jël réew mi àndul ak sàcc àndul ak fen demal ñu ngi ci ak yow à 100% cuuj bu fi génn ñu teg la sa place léegi nag bu fekkente ne dafa mer jëm leen a waxtaan ak moom ngeen boole ko ci waxtaan ñoom Ibrahima Thiam jeune Pastef GPS boole leen ko ci waxtaanu GPS bi mënul bokk ci waxtaanu ponkali non da koy mu leer quoi xaaral ma def affaire seeni tuuti Thierno Bocoum mënul bokk ci waxtaanu ñoom Ousmane ay Khalifa de ñoom Ousmane ak Khalifa buñ paree ba ñoom Barthélémy Dias ak ñoom Babacar Diop pare ñoom Ibrahima Thiam GPS ñoom Biba Khadija Mahécor sax du ci bokk GPS dem leen yóbbu ko ci réunion GPS ak réunion jeunesse taxawu Sénégal réunion jeunesse PDS Thierno Bocoum ci waxtaan boobu lay bokk dafa yàkkamti rek xëy na foofu la ko gars yi réservé loon mais ci ponkali moom mënoo faa toog je suis désolé waaw foofu laa yem ci live bi dafa naa nag kaawu Bougane moom xolal nañ dem ba ci kanam rek xam nga fii ku fi jóg-jóglu di yëkkatiku di jóg-jóglu di yëkkatiku te xeexagoo mënuñu comprendre waa ji daal mi ngi fi rek waaw clair obscur bi moom jaru ko waa ji mi ngi fi toog patriote yi ngi fi toog sénégalais yi ngi fi toog ànd ak seen xel ñun ragaluñu xeex de ragaluñu xeex waaw Bougane nga bañ di nga dëggal sa bopp nga ñàkk bañ di nga dëggal sa bopp xeex bi boo ko xeexul dinañ ko xeex ak yow boo ko xeexee dinañ ko xeex ak yow li ngeen di def yépp xam nañ ko yow Macky Sall réeroowu leen ci dara Macky Sall dalaa yónnee ci opposition bi parce que daf la ne opposition bi moo fa bàyyi Ousmane Sonko kese du fa bàyyi dara booy bi il est gourmand day ramasser lépp yaa ngi dégg demal bu compee nga comp fii boo waxee des fois nga def nii ak nii ñun on a compris loolu la fi indi Sonko fi ne Sonko doxalal Pastef gars yi dem leen ngeen waxtaan ak ku leen neex ñun ñu ngi fi waaw bu fi benn patriote nag dafa am patriote yoo xam ne ñoom dañu bëgg a jaay affaire intellectuelle ils vont venir waaye le projet waaye Ousmane kii dimbale leen rek ngir yàlla ci politique lañ ne nekk guñu ci waxtaanu projet yeeg programme yeeg yooyu bàyyi leen ñu politique ba ci kanam après débat bi mën nañ ci ñëw après ba am patriote yu compliqué seeni seen xam na li may wax yu compliqué ils vont te indi non mais la stratégie nii Malinowski kii Baudelaire affaire loolu moom mën nañ ko bàyyi ba ci kanam bàyyi leen ñu def réel politique foofu lañ toll la Macky Sall la politique ak moom ba mu saf sap yéen da ngeen yéen coalition bi Macky du nanaw Ousmane xam na li muy def Ousmane moo gën a xam gars yi moo leen gën a xam Macky te da leen gën a métti da leen gën a bandi dafa fësagul rek mais bu subaa ngeen di comprendre que ne Ousmane li muy def xam na ko donc amul ragal gars yi Ousmane demal nga defal coalition bu la neex defaral doxalal entièrement confiant totalement confiant par contre nag bàyyi leen ñu ku fi génn di ruube wala ngay dem naka sudul noonu ñu freiné la taxawal la bu ko defee yéen ngeen am gën a mën a libre pour def ci leneen li may terminer ma koy ñaanaan ngir yàlla Ousmane bul tontu Bougane Ousmane bul tontu Sen TV Ousmane bul tontu Thierno Bocoum ya defal ñun lii suñu waxtaan la ñun suñu biir xamuñu sax bul sax jéem a comprendre sa stratégie doxal ko ñun on est à 100% ci li ngay doxal presse bi nañu wax lu leen neex ruubekat yi nañu wax lu leen neex jàkkaarloo tey nañu wax lu leen neex système moo anti système moo suñu yoon new ci Ousmane jëlul programme am yóbbu ko PDS jëlul programme PDS dugal ko biir Pastef c'est une coalition électorale pour élection locale yi Macky minoritaire fi ñu jëlee fi 3e mandat jëlee fi Macky Sall bu ñu demee bay élection nag Pastef xam na yoon bi mu mën a jël ku nekk jël yoon bi ngay jël Sénégalais yi tànn nit da ngay am xel foofu lañ nekk stratégie te suñu waa ji stratégie la gars yi maa ngi di leen déggee voilà Thierno Bocoum nag wax leen ko mu xaar xam naa suba gannaaw suba wala bu gars yi pare jeunes yi dinañu jël relève bi pour waxtaan après moom mu bokk ci waxtaan boobu noonu wala sax moom JP bu ci bokkul sax xam nga Zahra xam nga am na gën a tuddi groupe ñoom Zahra bi ñoom Zahra ñoom Sankaris les Benjamin les Mimi ñu dugal foofu ñu waxtaan quoi cuuj day xam lekkam ay leen ñu jàmm
waaye leen ziar gars yi di leen bëggee di masawu encore une fois ñu nekk ci mbënn bi xeex rek waaw baa mu dugal la nga barkeelu Sidi ci sama waa ji xaar ma balaa maa tàggoo Dior ñu waxoo fi dara. Ousmane nee na Pastef du daayira nag. xoolal foofu man wax naa ko li ma ko nee naa ko fii daayira bi amoo loo ci wax. sa fanatique yi rek ñoo la gëm fi mu toll nii jëwriñ moom dootoo ko dégg moom. Isa dama may ma dugg barkeelu tuuti damaa bëgg a barkeelu. non sympathisant seen yaa moom kàddu gi dugal fii jëwriñ amatu fi de. voilà mën ngaa noppi léegi même tuuti. waaw demal yaa ngi noonu. voilà xam nga Isa yéen ay xale ngeen man live jamono yi ci ginnaaw waxoon naa que bugaan man sama xele gi tey xam nga yaay fàtte bi may kii naan joxo petit cola sama xele gi tey c'est-à-dire man loolu njort naa ko bu yàgg mais bi mu commencé tibb tànk naan bii tànk la commencé jaxale tànk yi xamatul tànk bi muy tibb xamatul bu sonko xamatul mag di tibb rek ci laa ne saa waay kii du nit kii dëkk de ndaxte doonu ba jeeg maan bii tànk la foofu laa xamee ne xamatul fu muy taxaw parce que xamatul tànk sonko xamatul ta day tibb rek quoi tibb ci année kii suñ kaw la jëm mais heureusement ba teel nañ koo comprendre mais nag li nga wax sànq dafa am solo booy njéeréer yi buñ jugee fuñ leen fekk gis nga dafa wax naa ko benn jour man gis nga Pastef dafa nekk loo xam ne gis nga bu wax bu rafet jotee dañoo mën a wax bu rafet gis nga bu jotee dañoo mën a joxe bu xeex jotee mais ñoo gàq xeex te bu saaga jotee ñoo gën a ñaaw làmmiñ koy ñaaw làmmiñ xam nga foog ñu woon ne politiciens yi que booy yi dañoo pare pour jël seen destin te gis nga démb appel bi Serigne Moustapha Sy def dafay am lu muy yee ci lu bari ñi doon nelaw gis nga nag Thierno Bocoum man sax gaa sama waay la mais dafa teel a wax quoi mënoon na nopp ba ci kanam parce que xam nga tamit yàqaguñ dañoo bax rek ci groupe booy lañ ko non bu ko dugal foofu bàyyi noonu lañ ko dugal ci groupe ñoom parti bi nag yéen awal dawalal tuuti yéen moo mën nañ ko dugal ci groupe ñoom parti non mais na teel waaw nañ ko dugal foofu rek non mais xoolal non mais xaaral mais wuy ma Isa yërmaan tamit bul ko métti yërëm ko rek garaawul dafa juum rek waaw sama waay la waaw nañ ko dugal ñoom bu xam nga affaire dafa teel a xeeñ xam nga tey togg buñ koy togg macha allah mu war a neex xam nga dafa teel a xeeñ saa waay xam nga teel a wax quoi ndax affaire bi neex na mu yaakaar nañ ko waroon woo mais nekkoon na tey nañ ko woo affaire bi yaatu na affaire nañu xam ni sang bi gis nga son excellence professeur président Cheikh Mouhamadou Ahmadou su may wax turam damaa war a jug ni ñokkee toog ndax mënu maa wax turam tëdd wala du war ma gis nga Ousmane gars yi ñu def seen bopp il faut que ñu xam ni projet bi Ousmane dépassé na ci boppam que moom moo war a for président isa gars il faut que ñu xam loolu Ousmane système bi Sénégal di doxee la bëgg mu changé jëmmam nekk président il nekkul mooy problème boppam quoi il faut que ñun ñu gëmloo nit ñu xam ni sang bi moom dem nekk président suba Ousmane moom li mu waroon def na ko ba pare yéen ñu éveillé na conscience xam nañ ni carrément liggéey Sénégal dafa jot so il faut que ñu xam ni ñoom ñooñ di nekk seen calcul politique yi damaa war a jël poste bi nañu waxtaan ay ñoom mburoog soow gloria ñëw ci diggante bi di tibb tànk yoo xam xamatoo tànk yooyu tibb Ousmane nekkul ci calcul yooyu Ousmane dafa bëgg askan wi li muy liggéey yàlla yow na xiyam yàlla ne kaay li nga dimbale si askan ma fay la ko déntu si bon loolu la ci xool mais pas ay poste yu ñu koy jox muy am lu muy lekk ak voilà c'est-à-dire il faut que nit ñi reste dal quoi ñun ñi ci nekk ci projet bi muy yow mu ñun ñu nekk bitim réew xaaj bi yëpp ak sénégalais boo yi nekk fi am man waxuma sañ nekk bitim réew nañ nekk bitim réew sax tane nañ am na lu ñu jàpp mais booy def fii gëm combat bi di dox ci naaj bi sonn ci suba nga guddee bëccëg ñooñu rek dañoo am mérite boo xamante ne nii dafa grandiose c'est-à-dire fi ñu toll ci combat bi mooy changer réew mi ku mu neex ku mu naqari da ngay ñëw don de soi la ñuy def amul ay ñëw di xool loo ci am lu la ci jox loo ci yaakaar képp ku ci yaakaar loo ci tôt ou tard ñëpp ay daw képp ku ci yaakaar loo ci te yàgg naa ko waat dinaa wallahi projet bii ku ci yaakaar poste ku ci yaakaar lekk ku ci yaakaar alal di nga wàcc ndax soo xool sellul ku sa xool sellul du ci nekk ku sa xool sellul bëggoo Sénégal yërëmoo li nit ñi di dund sa xool doo fi yàgg tôt ou tard da ngay bàyyi wallahi waaw loolu nag moo tax man tey fi nga génn sàcc nga sama style gars mais kontaan naa parce que dinaa la bàyyi nga dem nga laati parce que léegi man delloo naa la statut pour journée tey bi journée tey non mais loolu Sonko barki dem bi mu waxee dinaa ko xamul li muy wax dafa tox Sonko bi mu waxee ne jëwriñ bi ay parce que ne ko moom ñun laaj ñu ko affaire ñun nañ koo jiital par force teg ci ne ko par force yaay jiite am gis nga dafa tux bi nga wax nii suba
Sénégal moom lay def à titre wala nu mu tuddati beneen kii bi. tux ñu ko booy ñun booy patriote yi dañuy tux ñun dañoo sadik ñun xoolal Sénégal dañ koy directer sa par force par A ou par B booy yoo xamante ni wallahi Khadija may ko dama koy xool ba ci yàgg ma ni kii c'est une dame de fer nekk naaj bu tàng bi. defe Khadija may ko boobu nag man moom laa yaakaar ne moom non kooku dafa daf booy bi day na ci téere bi démb am na benn saa mu woo ma ñetti appel ma ne ko ma ne mais kii na dal mais booy bi dafa ne ci téere bi night and day du liggéey ak kii Samb te mu nekk Saint-Louis. Yacine Samb nan. Yacine Samb. waaw Yacine Samb. non tam gis nga ñun parti bi. aji ndaw bi jógee barke démb si gis nga ko. xoolal loolu non c'est que dañoo bari ay guerrières yoo xamante ni man ñoom ñoo tax man ma gën a gëm combat bi jigéen ñi ni ñu sonnee ci affaire bi ñun ko ñu sonnewu noonu. Fadou Fafa mu wàcc Sénégal moom tamit def ni ñëpp. moom fii lay nekk commentaire lay nekk ak partage moom dafa fàtte te moom mën a wax ak ruube ak di message ni ñu ne ko li muy kii na génn wàcc terrain bi liggéey affaire bi liggéey la taxaw ci di partager ay live ak commenter ak ñëw naan waa diw doo waxam nekkoon na def na ay moromam affaire bi kii la Isa anyway kontaan naa nañ gën a jàpp rek balaa ngaa dem dama lay ñaan rek benn affaire balaa ngaa dem xam naa ne cool yi dina bari coalition bu Sonko mënti indi Sonko bu demoon jël Joe Biden ak Emmanuel Macron wala mu dem jëli Erdogan sax cool yi dina bari cool yi dina bari manipulation dina bari ci système anti système moo doon wax nii def la seeni dimbale ma rek nga wax ak tey jox naa la statut delloo naa la statut jëwriñ ba nga pare lii après ma jëlaat taalibe yi lan nga leen di wax lan lañu war a taxawee ci kàddu yooyu mu ñëw ak nan lañ ko war a faxasee pour dem ci li ëpp solo. parce que waaw mais li nga wax nii rek dafa conclure gis nga benn affaire bi wax na leen ko te daaw ba ren mu ngi leen wax solution bi leen kese la mooy dem bindu ji. sànq gis naa ko ne benn affaire sama WhatsApp benn émigré bu ne na wax ak ay mbokkam bu dee benn bu dee ñaar nañu bindu ji loolu mooy combat bi gis nga combat bi ñun ñuy live lii lañ mën a def mais mënuñoo jàpp ñun ñi di dóor ñun li ñu mën a def mooy sacrifier suñu bopp sacrifier suñu temps génn nit ñi génn leen gën bind ndax fu ñu romb des fois da nga romb policier sax mu ne ma nii yow dama la war a jàpp sax da ngay nekk fi di wax ay wax avec président bi ma ko sax waaye ginnaaw président bi la ñuy wax mun naa xam ne kon ne waxuñu say wax boo ñu mën a jàpp ñu ne grave comme que infraction lañ def bindoon ñu dem fay parce que dañoo sacrifier lu bëri ngir bëgg Sénégal baax ndax defuñu ko ngir suñu privilège bopp lu suñuy morom di def ñun mën na donc dañuy lancer appel bépp moodu bépp faatu ñu woo seen mbokk yi nañ leen soññ nañu dem bindu ji na leen ko jaral même bu dee boo bindoo boo ma ñëwee wan ma sa carte électeur dinaa la may 10 000 bu ko jaree sax ñu leen koy jëndee xam nga tax parce que combat bi nga Sénégal moo xam ne benn affaire képp ku fi nekk président waa bitim réew la jàppale waa extérieur képp ku Macky Sall li ko naqari te ko nelaw ci combat bi yëpp mooy dafa perte extérieur ba mu xam ni perte na émigré sénégalais yi macha allah tey lépp Sonko téye ko nag ndeysaan kon donc buñ ko sàgganee nañu wane suñu doole ci combat bi ba maire yëpp ñu raafale bu ñu raafalee maire yëpp ba mu xam ne maire Diaby élection législative bu ñëw moom fii di daan bokk mu wóor ko def fii tamit day perte député yëpp boobaa saa yi kan ma fi wax troisième mandat kon dañuy ñaan yéen ñëpp ngeen talal seen loxo seen mbokk yi ngeen woo leen nañu dem bind ku ci am ay doom na wax doom yi nañu dem bind ji ku ci am ay rakk ku ci am ay sœur frère nañu dem bind man sama message yëpp loolu woote naa ci bay temps yi analyse politique bu garaaw nga mais nag seeni aussi li nga dafa am solo quoi mooy xam nga ñun diaspora bi c'est pas parce que duñu voter rek que amuñu doole gis nga doole bi ñu am il faut ñu conscient xam nga sànq dama ne Khadija diaspora bi jarul sax nga leen di wax 10 parce que képp kuy patriote bu ñu la waxee benn boo defee benn boobu am kenn du la ne demal nga jëli ko man benn laa leen sas parce que xam naa ne patriote du diaspora boo sas benn bu def fukk kenn amu ci benn xarit kese kenn amu ci yaay am nañ bàjjen am nañ ay tante am nañ ay papa am nañ ay maam am nañ ay rak c'est-à-dire bu ñu la waxee benn moom lañ la sas mais li des yow sa tolluwaay ci patriotisme moo war a mën a may ne du ma yem ci benn dëgg la nañ ko xam duñu voté gaa mais mun nañ voteloo ay nit mun nañ dimbale ay nit ñu dem voté ji mën nañ leen jàppale te doo bouger sax téléphone mu ngi fi WhatsApp mu ngi fi leneen ak leneen mu ngi fi loolu dafa am solo tey boo ne 1 million dans la diaspora seen est-ce que xam nga ne ku nekk bu assuré kenn nit beneen 1 million la boo xam dinañ voté ci local yi beneen 1 million la boo xam day ñëw fekk si suñu million législatif ak présidentiel dëgg la xam nga li tam moo la ko par barki dem damay wax sama tante bi ma ne ko moom dafa yor projet ma ne ko
yéen lu ñu leen jox jël leen mais benn yoon xool leen li ngeen dund ba tey jii yéen a ngi ci seen 50 dugg 60 ans ba tey yéen a ngi daw di sonn ay projet ay des fois nga takkal dépense ma ne ko ngir yàlla benn yoon seen dund ngeen sacrifié wu ngeen voteel ñi nga xamante ñu bëgg a sensibiliser bi pour ngeen essayer xool ndax am seen dund doom yi dañ changé est-ce que message bi foofu ñu koy jox mairie 60 ba léegi ñu ngi leen di nax ma ni benn yoon seen dund rek ngeen sacrifié nga ne xaaral ñu xool xale yii ci li ñuy woo ñu dem voté te bu leen ragal changement ngeen def loolu wallahi di ngeen gis changement boo xam yéen di ngeen tëdd noppalu seen doom liggéey xale yi jàng soo leen feebaree di ngeen faju te dootul am jaaxle il faut que message bi ñu koy wax mairie ak paa yi pour ñoom ñu jàppale ñu ngir di leen ko ñaan nag ngir yàlla benn yoon rek seen dund ngeen dimbaluñ ngeen fekk ci luñ bëgg ngeen ànd dem voté sang bi ndax sang bi ku ko mënti voté tam Sëñ Tuubaa nga voté ku voté Seydi Hadji Malick nga voté ku voté Sëñ Tuubaa nga voté ku voté jàng nga voté il faut que ñu leeral suñu parti njaaxaan naay la kii jaayre la kii du parti mooy Sénégal te li la koy wan mooy liy def nii confusion bi def bañ doole 14 partis yi ñu jël taxañ leen ñu dugg ci Pastef ñu wane ni ñooñu ay patriote lañ tey lii ñu defaat Khalifa Sall sëñ Moustapha te dañ ñaan mu am te yàlla bu cet dugg ndax cet dafa gaaw cet day jógee ba pare dugg ci mbir mi xoolal lépp lu fi mën a jëlee Macky Sall te sénégalais du ci gaañu du ci xiif te du ci mar dagaan na seeni dëgg la nañ ko déggee noonu Tigres gay na nga ko live noonu xam nga yeneen liveur yëpp na ngeen ko live noonu incité leen les sénégalais de la diaspora à ce que ñu dem jàppale ñu bindu incha allah dina am yow yàlla na la yàlla defal jàmm jàmbaar nga xale bu jàmbaare nga di góorgóorlul man sa kilifa laa waaye xam naa ne xale bu jàmbaare nga man dinaa wax sang bi ne ko Issa jàmbaar la dinaa wax sang bi ne ko Issa jàmbaar la góorgóorlul yàlla kontaan na yàlla na yàlla kontaan jàmbaar yow boo ko waxee gëm naa ko jërëjëf yàlla na yàlla kontaan ci yéen maa ngi ci kurus gi maa ngi dellu ci kurus gi waaw jëwriñ bi nag min wi lay jeex waaw yow topp fële kon gars yi maa ngi leen di ziar balaa yemale live bi defe naa leer na nañ donc diaspora bi jàpp leen ci sénégalais yi jàpp leen ci bu ñu kenn distraire Ousmane bàyyi leen ko mu doxal fële ñun ñu nekk fii ñu nekkal ci naaj bi ñu nekkal ko ci kër gi na koy noyal ak politiciens yi ñun ñu koy noyal ci terrain bi ñu daje ci kaw def ko dóom élection locale ñu wane Macky Sall candidature minoritaire 3e mandat génn ci xelam 2024 ñu jël réew mi jox ko Pastef jox ko Ousmane Sonko maa ngi di ziar di leen bëggee di ziar ñëpp jaa ngeen jëf tawfeex Ibrahima Thiam wax leen ko mu woo Thierno Bocoum Mbaye